salaamaaleykum mbokk yi xarit yi safoo Média Info TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax di ñëwalaat leen si beneen reportage nga xamante ne ni taw 5 août bi nga xamante ne mooy vendredi bi ñu weesu defaat na ko fii nga xamante ne moom mooy si biir Yoff plus précisément si cimetière yi Mbelelaan bu Yoff yàgg na fi xew ndek xewaat na fi mu doon loo xamante ne ni xëy na ñi nga xamante ne ni ñoo jiite Yoff ñu leen di wax Frère Yoff wala ñu nekk ndawi Yoff si coutume ñu nekk ndawi Yoff si coutume ñooy ñi nga xamante ne ni ñoo amee liggéey bu ni mel def fi loo xamante ne nii nag lu ñuy duut baaraam la dañuy bàyyi ki nga xamante ne moom mooy chef de projet bi mu ñëwal ñu si loolu xëy na avant projet boobu di am fii ni mu daan mel ba léegi wàññeeku na lu bëree bëri waaye ba tey tamit mu ngi fi xëy na ñoom tamit dinañu soxlaan ndimbal xëy na aussi dinañu wax li nga xamante ne ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonteel fii mbokk yi xarit da ngeen may topp ñu dem interroger chef de projet bi incha allah mu wax ñu lan mooy projet bi ak ñoom nan lañ ko réaliser ak lan mooy li nga xamante ne mooy les perspectives. ñu ngi fi si armée li Mbelelaan Yoff ay jamono yi sa gannaaw comme mu daan mel rek bu tawee bu pare ni coono ba nañ jit naan nekkee moom si la ñu nekk nii amaana wàññeeku na bu baax waaye nag wax dëgg yàlla ñu ngi si ba tey su ko defee dañu daan taw bu tawee ndox mi day walangaan di tàcc. ñu doon def suuf di jël camion hydrocureur yi comme bi ngeen di dégg mu yor sama ginnaaw di yóbbu ndox bi moo loolu ba mu méttee parce que boo xoolee dépense yi dañ dem ay 200 à 250 000 par jour day métti trop. ñu ne woon nag léegi fi ñun Frère Yoff 57 61 si magistère Birane ñu ne woon léegi ñun dañuy jël beneen démarche mooy ñu jima placer benn système fixe boo xamante ne bi dafay drainer les eaux yi nga xamante ne dafay sonaloon population yi vers un point. ñu jël ko nag récupérer ko par des camions cureurs en attendant que dañu xool les points les plus bas du cimetière les points les plus bas ñu def fa ay regards bi ñu fa defee ay regards avaloir regards yu avaloir yooyu mooy jël ndox bi bu ko jëlee ñoom ñëpp connecté nañ leen defar benn réseau boo xamante ne ay PVC en connexion su ko defee regards yooyu dañu interconnecté jëm ci bassin bi nga ne xam ne moo ne sama gannaaw regards yooyu nag bu su fekkente ni jël na ndox bassin bi am ndox puis station de pompage bi mooy aspiré yéegal ci bassin bi. bu yéegee si bassin bi ñu traité ko bu ñu ko traité door ko évacuer loolu mooy bitu projet bi parce que seen ndox bi kenn du ko manipuler ak la mais dañ koy manipuler avec des pompes évacuer ko soit suñu def ko au réseau soit ñu def ko par des camions hydrocureurs comme ni nga ko gisee sama gannaaw. pour l'instant installation yi pareegul parce que bassin boo xoolee nekkagul en état conduite canalisation yi war a dem si réseau yi tamit nekkaguñ en état donc dañu tàmbali ba jëm Mimara mais nag eggaguñ Mimara taw bi dab ñu. bi ñu taw bi dabee nag dañuy delluwaat baax moo waral camion de cureur yële mais waratuñ fi woon ne bu fekkoonte ne bassin bi pare na canalisation yi nekk. lan mooy problème bi ba tax mënu leen pare ba léegi. problème entamé ngeen ko bien avant période. waaw comme projet des fois day difficile trop bon ngay dugg si des détails yoo xam ne dafay yàq projet quoi dañuy pousse rek vers l'avant quoi. bu ñu gisee ay casse-gueule ñu jim ko éviter bu ñu gisee vraiment luy yàq ñu taxirlu tuuti mu ñëwaat ñu avancer. noonu daal la koy mën globaliser parce que bu ñu dugg dans les détails mais dama ne bëgg a xamal ne rek su fekkoon le bassin est en état installation yi nekk en état camion cureur yi ngeen gis nii doo leen ko fi mas a gis dañuy dugal ñu pomper traité pomper mu dem su ko defee mon nombre de personnes yi ñu taxaw fii daanaka dootu la moom lay li expliquer yow jaraaf sec dafa am forme bu fa tolloo bu xiiree ñu ne ko mode ba prépare-toi bu tawee rek ñu ne ko mode ba demal taal su ko defee nit ñi dootuñu ñëw fii di yëkkatee xëteg te ndox mi tamit dafa salte duñ fi nekk rek tout le temps di si salte bi bu boobaa pompe yi ñoo koy def seen liggéey mu dem fi ñu ko soxlaa buñ ko traité bu pare loolu mooy bitu projet bi te loolu mooy finalité bi. financement projet bi non pas tellement parce que boo xoolee sur l'ensemble des études yi ñu fi fekk ay 20 millions 30 millions ainsi de suite ay devis yoo xam ne dafay colossal bon ñun ñu ngi jima tabler en fonction de ce qui existe rek. les bonnes volontés di ñëw ñu jima xool naka la ñuy def ba avec l'équipe technique jima fixé dara donc en compte-gouttes li xaalis bi ñëw rek noonu la ñuy aussi travailler ensemble wax dëgg yàlla. a'uuzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam gannaaw bu ñu nuyoo le xalif général des Layènes ak mbooloom xalif généraux yi nuyu l'imam ratib ak ulema yëpp. di nuyu borom dombu tànk yi ka ca bopp ba ndey ji réew El Hadji Babacar Mbeng nuyu Yoff gépp góor ak jigéen nuyu Sénégal gépp
projet bi li ko waral moo di ne at yi ci gannaaw dañu nemmeeku woon ne fii commencé na di taa ba daaw ñu gis fi inondation yoo xamante ne yi ñëpp ñoo yéemi woon te ku nekk jogoon nga ndax li ñu doon gis vraiment jéggi woon na dayoo ay bàmmeel yuy ndox bi nangu complètement kenn xàmmeetul kenn fu mu tëdd ñu jogoon ci depuis daaw ñu àndoon ci ak ku mel ni Jaraaf Modba ku mel ni saltige Mamadou Mbeng waa AS Khalifa Diène sa bopp ak waa Adif ñoom Moussa Ndoye ak ñi ñu àndaloon ñëpp waaw ñu ne lii amoon daaw de bëgguñu ren mu répété wu et nañu ñëw jéem a def fi benn projet boo xamante ne bi ndox yi danañ ko mën di dajale defe naa aspect technique yi Abdou Thioy bi nga xamante ne bi moom moo yor commission ba yegg na si ak yow bon mébét bi yëpp mooy li amoon daaw bu mu amaat ren ñaari taw jaar na fi bi ñu ñëw fii macha allah li ñu gis ni tey amu fi woon mais tey àjjuma yi ñëpp xam nañ ne monde bi entier bàyyiwul fenn inondation yi gis nañ ko dëkk yu nekk ndëkk Europe ak Amérique Sénégal fépp foo xamante ne fii ndox bi wàcc na fa lu ëpp 120 et quelques millimètres en un jour vraiment loolu c'est immense pour di wàcc ci kii bi bon loolu la ñu wax ne nañ ci wut ay pexe ba bu mënul dañ ren ji mu wàññeeku ba ñëpp sentir que ne wàññeeku. ñu jël ci kàddu chef de projet bi muy wax ne am nañ jafe-jafe pour yeggali projet bi dafa mel ni côté finance da ngeen fa am problème. waaw ci côté finance boobu effectivement defoon nañu un appel à tout le monde waxuñu Yoff yi rek kese te ba ñuy tàmbali projet bi ñun Fray Yoff dañu yëkki 1 million teg sur la table yemuñu ci loolu ñu ne suñu comité directeur boo xamante ne bi on est 35 membres ku nekk sas nañ la 10 000 francs ñu joxe ko yemuñu ci loolu ñu ne membre Fray Yoff yëpp ku nekk loo am indil bon commencé nañ ko ci suñu biir et alhamdulilah am na ay bonne volonté nag yoo xamante ne yi bi ñu leen woowee ñëw nañu financièrement ñi sur le plan technique jàppale ñu ku mel ni l'entrepreneur de Tongor Guèye dimbali nañu bu baax a baax gis nañu ndimbalam am na importance trop ku mel ni le colonel Abdou Mbeng gis nañu ab jàppaleem bu baax a baax yëkki moom alalam joxe ay xaritam jox ko mu indi fi gis nga camion cureur bi ngay gis ni démb rek dafiy jaar ñëwoon doon xool mbir mi si tàng bi la woote tey camion baa ngi nii di def ay voyage boobu ba léegi bu noppi yemul ci loolu yëkkati xaalis teg ci encore le maire danañu ñëw si moom le maire ñëw na fi gis nga projet bi muy door ba sous préfet ñëw fi maire da fi ñëw ministre Diouf Sarr ñëw fi ñoom ñëpp ku nekk ñëw na fii bi ñuy commencé yàggul dara bi ñuy commencé. lu mu leen dimbale. daf ñu waxoon ne danañu accompagner ak ay services am. daf leen dig bi mu fi ñëwee aussi laajoon nañu nu mu tuddee suñu déficit lan la ñaata projet bi ñaata la ñu am ñaata moo manqué ba fan yi passé aussi bi affaire bi amee ba jéggi dayoo aussi je l'ai appelé bi ma ko woowee wax dëgg yàlla ñëw na ànd ak ay services am bi mu ñëwee aussi il nous a fait des promesses et yaakaar nañu bu baax a baax que ne loolu dana ko def ba gis nga xam nga plan Orsec bi aussi déclenché nañ ko mais avant ñuy déclencher le plan Orsec moom dafa ñëw fii wax ñu ne dana jël ay dispositions bi yëpp ba li ñu soxla fii pour cimetière bi mu taxaw si voilà si guddi gi rek le président de la République déclenché le plan Orsec bon ce qui veut dire que ne l'organisation des secours
dëkk bi yëpp fépp foo xamante ne fii ndox bi dem na fa rek daf lay kii. jëluñu projet ñëw toog ak moom étudier ndoo ko la ñu man mooy bind joxe yow boo defee say étude bu noppi ah boo ñu woowee ñu ñëw ñu toog waxtaan si mais loolu c'est pas tard c'est pas tard bi mu fi mujjee fii il nous a fait des promesses yoo xamante ne yi wax dëgg yàlla nit ci kàddoom rek. promesse pour inondation ak promesse pour projet yëpp la wax na ne il va nous accompagner te on croit en ce qu'il nous a dit loolu dañ ko kii ñeneen nit ñëw nañu sous-préfet aussi il a fait la même chose bind kii nañ ko jox ko envoyé ko moom sax dafa wax na ne compte tenu de l'urgence naa ko envoyé par SMS dans un premier temps nos besoins ça a été fait hier rek mu ne ma moom ak maire bi waxtaan nañ si. Bon, ce qui veut dire que de ce côté-là, avec plan Orsec bi nek, xamna né gouvernement moko fi tek pour dëkk bi yépp. On espère qu'on va en bénéficier pleinement parce que on remplit les conditions pour lañuy jox ñeneen ñi ñuy jox ñuko. Lolu ñu ngi koy xaar. Gis nañ malgré effort yi ngeen def yépp machallah c'est à saluer mais ba tay ndox mi mu ngi fi mu ngi dess ay bàmmeel yoo xamantene ni ndox mi mu ngi fi daal ba tay étude bi comme li ñu wax léegi moo am problème wala si boppam zone bi si boppam dafa am problème ba léegi. loolu ngay wax noonu gis nga boo fi ñëwoon ajuma ñun fi lañu yendu boo fi ñëwoon di nga gis que ne léeg ngay gis ñuy tooy yële yëpp fépp la ndox kii bi jëloon wax laa ne on a vécu une journée exceptionnelle ndox bi fi wàcc en un temps record masu fi am te comme pareeguñu suñu canalisation yi comme ni la ko waa ji waxee. Installer suñuy machine mais c'est très difficile ndox bi bu resté fii du génn du dem fen et loolu moo waraloon sax nga may ma yegsi si ñu jëloon kii bi ñu demee ba xala jaaxle que ndox mi bari na mu ngi continuer di taw fii ay vagues la doon def ñu ne nañu jël comme c'est des eaux de ruissellement nañ ko jël bool branché ko fii ci biti mu dem. Mais ça a causé des problèmes avec suñu mbokk ndenaat yi mais ñuy dalal seen xel di leen wax ne loola situation boobu rek moo ko waraloon ndoxu ruissellement la ñu jëloon ko di ko yóbbu mais jëluñu ay ndox yuy jóge ci ay bàmmeel comme d'aucuns le pense wala ay ndox yoo xamante ne ñu naa ay ndoxu morgue la comme d'autres le pensent yooyu yëpp waa sangite yooyu yëpp amu fi amul fii. amu fi te incha allah avec aboutissement travaux yi ñuy mëne ni suba incha allah ñu débuté ko guttu ndox sax dootu dem ci réseau ONAS ba di dem ci avaloir bu ndenaat loolu moom pour ñu dalal ci seen xel waaw ñu dalal ci seen xel bu baax a baax yow it ñu ngi lay remercier bu baax parce que lii dana tax li ñuy liggéey am visibilité waaw seen liggéey macha allah et ñuy wax ne. waa dëkk bi yëpp ñii ci Yoff fii Yoffaas yi ña nekk bitim réew parce que ñu ngi siy jàpp bu baax a baax waa nan la tuddee sax AES ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax te présentement rek tey je pense bien laaj nañ ñu yenn devis yu ñu def ñoom danañ ci waxtaan xool lan la ñuy mën a apporter waat suñuy collaborateur de tout temps lañu waa Yoff ñu ngi leen di lancer un message une fois de plus. liggéey bi liggéey Yoff la cimetière yi ñun ñëpp la fi suñuy mbokk tëdd ñoo ko bokk ñi nga xamante ne bi ba léegi nii yëngatuwuñu bu leen xaar ñuy ñëw si yéen di leen laaj ku ko yàlla may borom barke yeeg ñëpp def leen comme nii ñenn ñuy def mais am nañu fiy jaar dañuy ñëw yëkkib 100 000 francs jox la. mais am nañ ko contre Wave ak Orange Money am na publier nañ ko fépp. liggéeyu Yoff la. na ci waa Yoff jàpp mais kenn bu mu xaar ñun ñi ne fii di waaw loolu bàyyi ma yeggali ko nañu ñëw na waa Yoff ñëw jàpp si bu ñu xaar ñuy ñëw si ñoom di leen wax ne soxla nañ leen waaw xaalis bi bu ñëwee fii fi ñu ko war a dugal lañ koy dugal rek dans la transparence travail bi ñu awaat mooy dañuy jëlaat rek lañ jëloon daaw mooy gis ne li ñu war a def mooy fexe évacuer ndox mi le maximum possible. te pour ñu def ko démarré woon nañ sax ak benn système parce que ren comme li nga wax ren dafa taw bu bari surtout ajjuma xam nga àdduna yëpp gis nañ biir Dakar ay oto di inondé ba toiture oto bi moo des ce qui veut dire que ndox mi taw na gis nañ sax ay bakkan yu si wadd
bon ndox mi bare na ba ñëpp nangu nañ ko ndax ñoo ko dund bi loolu amee nag dañu ne nañu évacuer d'abord lenn ci ndox mi muy ndoxu taw mi par rapport ak niñ ko interprété naan ndoxu néew ak ndoxu comment dirais-je napp bu mu ngay génn te day jaar ci néew yi loolu amul loolu nag moom lañ def benn intox boo xam ne moo naroon a indi fitna te ñi ko def ñu ngi ci dëkk bi yee fitna parce que ku wax ci réseau wax ci panel naan jóg leen duñu ko nangu ñun waa Ndinaat parce que ñu ngay jël ndoxam nii ya di ko xëppandinaat mais kiy wax loolu yeekatu fitna la kooku ay bakken mënoon na wadd yàlla moo def sutura ñun ñi ñu fekk si ñu àndaax ak dal mais façon jikkoox melokaan bu ne fekk nañu fi mais yàlla dafa tàggat ay nit ñoo xam ne mën nañoo masla àdduna ñu def si suñu kéemtalaay kàttan janloog ñoom wax ak ñoom dalal leen xamal leen ne loolu nekk si réseau bi du lu am tawab àjjuma bi umpul kenn almeeri yi yàlla dafa def lu waay ñàkk-ñàkk xam-xam xam ne dëkk bay ko tiim almeeri yi fenn moo si kawee mooy li la nekk école 4 mais lu ko dele loolu jëm Ndinaat jëm fépp dafa pante ba pare dafa xóot tali bi ñëw gën ko féetewaat kaw bon ndox mi bu fi duggee bu koy nit génnewul amul fu ndox mën a jaar ba génn appel bi ma ciy def mooy bi nga xam ne moom la président Fray Yoff def Alaaji Birane Mbengue moo di dépp doomu Yoff ak foo mën a ne warul woon sax xaar ñu naan ñëw leen ngeen dimbali ñu ndax xam nañ situation almeeri li koy génne ay moyen la ay moyen du lenn lu dul alal matériel boo bëgg xaalis la koy may ndax bi ñu tàmbalee rek Fray Yoff génne na alal ju takku teg sur table xam nga ki génne alal teg sur table su lu ñëpp bokk si dëkk kooku wane na yoon woon a ñëpp bon la ñu waroon def ñun aussi def nañ ko ñu boole si nag génne alal ba pare ñëw taxaw mënoon nañoo génne alal nag wax dëgg yàlla toog seeni kër de te bu ko rogee dañ leen koy nangul ndax man dama porté projet si biir almeeri ñoom ñu ñëw ànd ci jàppale ñu fi sabilillah durant toute ma vie tant que maa ngi man mbay meeg buddi ñax meeg defar ay suuf reprendre jaraaf loolu du indi problème ñaari projet tamit si benn bërëb non bu lii pare xam nga bu nawet jeex almeeri day sëx loolu laa ne am nañu ñu si accompagné ñoo xam ne pare nañu tant que feex maa ngi oote ñu ngi ñëw muy waa kër Baay Laay am ma di leen gërëm di leen sant ndax daaw dañu toll woon foo xam ne dañ fiy xëy ba janta so mais day mel ni xëyuñ liggéeyuñu parce que liggéey bee yaatu bi ñu demee ba loolu am ku baax ku ma ne moo ne boo defoon appel nga woo waa kër Baay Laay loolu mooy projet bi nga xam ne moom la ñu taxawal muy projet boo xam ne dañ koy def ngir jëmmi yàlla wut si rek ngërëmal yàlla ak defit suñu waru gar nag loolu nag du man rek maa ca ne ba ma ko defee daaw taxawal ko mbooloo ca suubu ànd ci saltige Mamadou Mbengue Taala Mbay mii ngay gis nii maa ngi am lu may wax si moom mu ne ci ak wax dëgg yàlla ñoom Mambay Ndiir ñoom Khalifa Diène ñu taxawu ci taxawaay bu am solo Fray Yoff yi ñëw def si lu am solo ñoom ànd fi ba jant bi so ren jii yàlla dogal bi mbir mi amee ñun ñi nga xam ne ñoo taxawal projet bi sax ñoom ñoo ñu jëkk xëy donte ñu ngi woon si liggéeyu li ngeen gis ni si almeeri li ñu ci doon def lépp mais seen taxawaay dafa nekk loo xam ne bañ ko defee Yoff ñoo waroon léegi ne Fray Yoff kat liñ ko doon doyee mooy lii Fray Yoff gii nga gis ni képp ku am seetlu si Yoff nangu dogalu yàlla di nga xam ne Fray Yoff gi ndégam mas na fee am sa maam ña la woon lu yàgg. af moom day wax rek li nga xam ne moom mooy li am mais balaa may wax kàddu gu mujj gi dafa am ñoo xam ne boo ne almeeri rek daw nañ ñëw mu di ay jigéen di ay góor am na góor koo xam ne ku ñu wax nu mu tudd Iba nag mu tudd sax doomi abindoo ji man turoo fi sax Iba ñinga waaw Iba ñinga doomu aja abindooy mooy jaraaf voilà kooku mat na ko sëkk ndax bu ma ko téléphoné kar Iba damay bëgg a togg añ suba pour almeeri loolu laa koy doyee de bu may sama kàddu yi daanu añ bi ñëw maa ko woowatul fan yi ndax jaraaf baa du gars yi wax jaraaf day ut koppar si almeeri non looy de la man añ laay wax ak ndox te lépp fi lay ñëw waaw wax ji dama wax ne ñii wax lu ñaaw jëm si ñun dañu ñaan yàlla wax jooju li muy ñaaw lépp yàlla na leen ko yàlla wëlbatil ñoom ñu ko wax defal leen ko tiyaaba dencal leen ko pour ëllëg ñun loolu la ñu wax ju ñaaw jooju ñuy wax nag moo ñuy may doole ñu sàmm fegu bàyyi fi alal Yoff di jël sunu alal di ko def si Yoff
ñoo ñuy jox doole di ñu dalal xel waaye daal ànd ak loolu yëpp ñu ngi gërëm Fare Yoff gi di leen ñaanal yàlla lépp lu ñu duggee yàlla na si yàlla dugal loxoom ndax Fare Yoff gu yàlla gërëm a ngi nii. voilà mbokk yi xarit yi ñoo ko gisandoo waa lii nga xamante ne moom moo xew si cimetière Mbelelaan bu Yoff jéggi na dayoo yéeme na li nga xamante ne ñoom ñooy Fare Yoff bi fi nekk di liggéey vraiment ay jàmbaar lañ parce que depuis inondation yi daaw yi def nañ étude boo xamante ne bu am solo la ku fi ñëw nemmeeku li nga gis ne vraiment am na ay points yoo xam ne def nañ ko fi si wàllum technicité lu am solo la li des mooy ñu jàppale leen Yoff jàppale leen te xam nañ ne projet moom li koy doxal mooy xaalis donc appel yi ñuy def ñoom def nañ ko en commençant par monsieur le maire ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy les bonnes volontés pour ñu ñëw jàpp si projet bi xaar ba mu taw nga ñëw jàpp si am na solo d'accord naam waaye jàpp si étude de projet bi jàpp si projet bi ba mu yeemoo ba nga xam ne bu tawatee dootuñu am ay jafe-jafe en tout cas à 70% wala à 80% jafe-jafe yéen doon dund mu wàññeeku loolu moo gënati am solo di xaar ba mu taw pour ñu ñëw di jàpp si liggéey bi wax dëgg yàlla mbokk yi xarit yi mu nekkoon seen xarit seen mbokk Djibril Thiom defal leen reportage fii si cimetière Mbelelaan bu Yoff salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.